mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di rafetlu ni ngeen ànd ak ñun ci seen site lateranga.info tey jii ñuy waxtaane mbiri élection fii ci mim réew di Sénégal élection nag buñ koy wax kàddu Aly Ngouille Ndiaye yi mujj wax ci télévision 2STV tey jii mooy li ñu yëkkati ak ministère de l'intérieur ak ni muy doxee fii ci réew di Sénégal ak ŋàbb gi mu ŋàbb organisation élection kàddu Aly Ngouille Ndiaye nañ ko wax tëddee dafa juum dafa wax lu ëpp waaw dëgg neexul dafa wax lu ëpp wax loo xam ne kenn xamul lu ko waxloo bu dee même lu mu gëm dafa war a nekk ndey ji seex tuddee njaaxaanaay waaye jël nañu wax ci jëm ko defar ne yamul ci loolu mooy Macky moomuñu te di réew mi rut naa fi def lu may xeebee nit ki du nu mu waxee nu mu jëfe la waaye li tax waxam ji doy waar contexte bi mu ko waxee contexte boo xam ne opposition bi wóoluwul leen contexte boo xam ne opposition bi ñi ngi ñaawlu ni nguur gi organiser élection législative contexte boo xam ne Abdoulaye Daouda Diallo ñëpp sib nañ ko ba mu dem ci élection yoo xam ne ay ordre de mission carte d'identité yoo xam ne doyul nga ñëw bëgg a voté woo les primo votants yi ñi ci ëpp voté wuñu carte yi ba léegi ñu ngi ci commission yi ñi naan gis nañ gisuñu nga woote dialogue woote concertation jëm ci processus électoral opposition bi ñu bëri ñëwuñu PDS ak ñu àndal waaye réew mi ñi ëpp doole ci opposition mais pourtant kii di Aly Ngouille Ndiaye da ko soofantaloon wax ni parti yëpp a yam te xamoon na ni parti yëpp yamuñu tey jii moom Aly Ngouille Ndiaye nekk responsable politique ñu xam ko ca Linguère ak ca Daara mu nekk fa di def liggéey boo xam ne macha allah ci wàllu politique bokk na ci ñi ëpp baat waaye ñi ëpp dayo bi ñu ko defee ministre de l'intérieur rek gars yi nee na du bu gën ndaxte moo gën a politique kii di Abdoulaye Daouda Diallo waaw moo ko gën a politique parce que lu koy wane mooy nu mu wootee concertation ci processus électoral moom mu tuddee ko dialogue alors que concertation ak dialogue du benn concertation force day am à la veille des élections il faut que mu am balaa ñuy dem ci élection il faut que ñu waxtaan mais moom du ko tudd woon dialogue mooy wane ni politicien la dem na fi Touba ci ndajeem bu njëkk ci màggal ñu dem ci cérémonie officielle mu mel ne meeting moom Aly Ngouille Ndiaye di wax comme si dafa nekkoon ci meeting alors que ci mbiri diine la nekkoon te dañ daan seetlu ci ministre de l'intérieur fi jaar yi ci bari dañ daan gàtt kàddu maanaam seen wax du bari parce que département bi ñu yor dafa xaw a doy waar dafa xaw a compliqué même ci wàllu sécurité daf ci am ay secret yoo xam ne war a ko wax mais ci wàllu élection mu gën a garaaw parce que dëkk yi tàkk ci àdduna yépp li ci ëpp rawatina ci Afrique élection mooy li ko taal rawatina élection présidentielle mais yow bu dee day dem élection présidentielle nga far APR ba pare nekk ministre de l'intérieur ñu xam la nga nekk responsable bu mag yamatoo foofu nga ni ñi war a woteel Macky Sall naa leen jox seen carte daa def de telle sorte que ñu wotal président pour mu am deuxième mandat loolu boo ko waxee ñëpp dégg ko boo xëyee da la war a dàq wala nga war a démissionner Aly Ngouille Ndiaye mais Aly Ngouille Ndiaye bi même bu dee am na présomption de bonne foi gars yi mënatuñ ko wóolu parce que gars yi daa am nu ko doon jiiñ mu daanu ci mun nañ wax ni dafa wax ba daanu ji nga ñiy jéem a defar waxam yépp Aly Ngouille Ndiaye juum na même bu dee waxewul noonu ak nu mu waxee juum na léegi li fi sës mooy dañ koy bàyyi mu continuer ñu dem ci élection yoo xam ne coow moo ci am wala ñu dindi ko mais bu doon may moom damay démissionner comme moom nee na rus na di def ci réew mi lu ñu koy xeebee moom garmi la dafa waroon def ni tubaab yi maanaam démissionner wane ni kat daanu naa démissionner naa waaye ci carte sur table bi ko Pape Alé Niang woo dafa na Pape Alé nangu saa waay dafa tóoj carte gi saa waay baatrewu ko teg ko ci yoon mais da ko tóoj te mënoon na ko bañ a tóoj dégg nañ Pape Alé mu koy jéem a defaral en tant que professionnel c'est bien naan non wax na lii mais li Aly Ngouille Ndiaye def sàgganu la ni laa defoon nag wolof Njaay nee na day yokk sàgganu kon daanu na ci waxam léegi nag lan mooy yéeneem ak lan la war a def bu élection ñëwee ñun xamuñu mais li am ci législative yi ñu jógee moo dallu suñ xel ak nguuru Macky Sall tamit da ngay xool bi ñuy yokk nombre de députés yi ci diaspora
dan woon nan koy waxtaanee ku jéggi ak nguur gi ñu jékki-jékki rek nguur gi dugal benn kayit assemblée nationale ñu ne ña ngi koy wote ji te boobu opposition mi ngi fi mais dal leen wër ndomba dem defi loolu maanaam nguur la boo xam ne day def forcing ci wàllu élection gis nañ la xewoon Podor ak juge ba Aïssata Tall Sall yóbbu woon mu xajam loolu ñu dem bu au dernier mois ñu ne président moo dalal mbir moo tax Aïssata Tall gagné li xew ci Dakar ñëpp xam nañ ko la xew ca Touba mu ci am ci élection ci Sénégal la xew ca Côte d'Ivoire mi ngi noonu la xew ca Kolda mi ngi noonu kon ci yoon bu ko tegee ci yoon teg ko ci dëgg ministre de l'intérieur waratul far Macky Sall dafa war a def ni Ablaye Wade defoon 2000 tool yi bari mu ñëw taxaw ci VDN bi ne Ousmane Ngom wàcce naa la ñëw tex Cheikh Gueye ñu dem élection Ablaye Wade daanu Abdou Diouf général Cissé en 2000 bi coow li bare da ko teg ñëw indi onel ñu organiser élection yi mu daanu mais lu tax suñu xel tey ci Aly Ngouille Ndiaye ak ministre de l'intérieur bi mu doon mooy c'est pour la première fois au Sénégal ngay njort ni administration dafa far parce que bu nee ministre de l'intérieur ñaar moo ko ëmb mooy direction autonomisation du fichier maanaam mooy daaf ñoom ñooy confectionner carte yi am ay erreur ginnaaw ay milliards yu bari yu ñu ci def jamonoy Abdoulaye Daouda Diallo kon responsabilité daaf dafa bokk ci li la jël élection kon administration bi da leen di jiñ ñi est-ce que faruñu ak nguur gi beneen bi ci topp mooy li jëm ci direction des élections mais buñ gisee élection yi ñu weesu ak organisation bu bon bi duñ wóolatul suñ administration kon nag ngir dàq tuuma seetal seen bopp na Aly Ngouille Ndiaye jóge ci poste boobu Macky Sall mën na tànn ku ko neex du ko jege ñoo koy tànnal kenn wax ko mu tànn ab général déedéet mais na tànn ku maandu sax à 100% amul neutralité à 100% amul nit il faut que xolam am fu mu far mais nga teg nit ku am mesure nit ku am dal nit ku am sago nit koo xam ne du émotion du ko yóbbaale ba mu wax lu mu warta wax xam ne émission Pape Alé bi lu tax mu metti du journaliste bi moo lay laaj comme genre wax sa xalaat la citoyen lambda ay question terre à terre boo deful nag da ngay daanu parce que da lay tànci bu dee journaliste am na fu mu mën a yem mais bu dee citoyen lambda bi moom li ci dënnam rek lay wax genre wax sa xalaat la koy def kon est-ce que Aly Ngouille préparé woon na émission bi préparé bi ci gën yaakaar naa des na mënoon na am réserve ci yu bari te nag ministre de l'intérieur fii ci réew di Sénégal dafa waroon am leneen lu mu tàllulul élection dëkk bi amul sécurité ñi ngi rey xale yi di leen jàpp dëkk bi amul sécurité ñi ngi agressé nit ñi dëkk bi amul sécurité boo demee ci dëkk kaw yi ab 4x4 mi ngi fa ñi ngi wax mbiri terrorisme ministre de l'intérieur dafa waroon am lu ko doy maanaam mbiri élection da nga ko waroon rocc ci jox keneen na ko yow gérer kaaraange réew mi parce que da mës a dégg benn borom xam-xam mu wax ju rëy mu ne réewu Afrique yi li leen sooxal ba tey jii mooy ci wàllu koom-koom fan waroon commencé ci defar tabax réew fa la ñu mujjee maanaam réew boo koy tabax kaaraangeem ngay njëkk a defar maanaam da ngay fexe ba mu am sécurité nga doog a dugg ci wàllu koom santé ak parce que boo amul kaaraange yëpp da koy nasaxal mais ñun dañoo njëkkee mettre les charrues avant les bœufs maanaam léegi ñi ngi toll ci sécurité mais boo xoolee dëkk tubaab bi danoo xare ba sàmm seen kaaraange doog a dugg nag ci yeneen yi mais ñun suñu kaaraange moo des kon ministre de l'intérieur am na lu ko doy mais nag ministre de l'intérieur yi nekk Sénégal fii du rek Aly Ngouille Ndiaye gis nañ fi Ousmane Ngom arrêté Ousmane Ngom ba léegi mi ngi fi moo ñu indil problème ba biir Dakar kenn mënatu fa mars ak gaaf yi mu fi def moom Ousmane Ngom beneen bi ak ay dérapage ci wàllu kàddu da ngay xool Bécaye Diop li mu waxoon Touba boobu mooy ministre de l'intérieur Ablaye Wade général Pathé Seck nga xool kii di Abdoulaye Daouda Diallo moom li mu fi def ci élection nit defagu ko fi yaa ngi gis kon il est temps que ñu jug xoolaat ñun suñu ministère de l'intérieur ñi koy dénk ñan la Mbaye Ndiaye mbir ak cantaaku nii faiblesse bi mu wane woon moom Mbaye Ndiaye dañuy xool 4 ministres de l'intérieur yi fi Macky teggum yépp ku fi ñëw ak ay défauts Aly Ngouille Ndiaye lan lañ koy reprocher mooy xaw bëri wax alors que ministère dafa laaj discrétion intérieure la dénk dafa laaj ngay noppi lu bari di jëf lu bari ngay noppi lu bari mais di jëf mais wax ji moo xaw bari devant les plateaux alors que soxla woon pour loolu na liggéey
loolu lañ koy doye ci intérieur kon il est temps que ñu bàyyi xel ci loolu mais dérive yi depuis jamonoy parti socialiste bi maître Babacar Seye gaañoo dañoo dégg Madiang Khary Diagne ci balbal ne moo rey maître Babacar Seye duñ ci dellu si waat kon njumte yi ci wàllu intérieur kon casting bi nañ ko xoolaat ci ñenn ñuy dénk ministère boobu ak est-ce que mate nañ ko est-ce que am nañu doole ji buñ seetloo daal bi ci biir ñi nekk ci armée bi di généraux yi comme ñoom c'est la grande muette bu ma sañoon ñooñu lañuy jox intérieur mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Bun Khatab sur la teranga.info